asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum dige bor la waxoon nañ leen ko dem ci annonce bi gis nañu yéen ñëpp seen appréciation ak ni ngeen doon xaaree émission tey bi egsi nañ tey fii ci district sanitaire bu Khombole ñu ngi nii ci bureau docteur Sitor mi ngi nii jàkkaarloo ñun wax dëgg yàlla tey bëgg nañu nag comme ni leen ko waxee woon démb rek waxtaan ak moom ci lu bari ci li nga xam ne nii mooy coronavirus bi feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna dañ koy bàyyi mu ñëw ak askan wi su ko defee ñu ñëw nag ci waxtaan bi dëgg-dëgg. salaamaaleykum monsieur Tine. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu bàyyi la nga nuyu askan wi. merci beaucoup maa ngi lay nuyu di nuyu population bi. ñu seetaan. di leen wax ni man la docteur Sitor Ndour. nekk médecin chef district sanitaire de Khombole. jël naa service depuis mois de mars. tombé nag mbas mi nga xamante ni moo lëmbee réew mi. donc ñu ñaan yàlla vraiment ñu gañe ko ndax léegi moom xeex la guerre la yàlla dimbali ñu gañu guerre bi. di wax ni vraiment Khombole aussi gis naa population bi ñoom tout le monde c'est soudé comme un seul homme di wax gars yi di jàppale poste de santé yi di jàppale aussi centre de santé ci ay affaires yu bëri bu fekkee information bu amee aussi mënoon ngeen mënoon nga ma woo téléphone moo wax mais ngeen bàyyi seen yitte ñëw vraiment pour taataan effectivement li nga xamante ne mooy information yi muy joxe vraiment ma leen ci remercier bu baax. merci beaucoup encore une fois mbokk yi kon kooku mooy docteur Sitor dégg ngeen li mu wax dafa egsi rek dajeeg mbas bi loolu nag day wane ni rek kon ki nga xam ne moom mooy docteur li mu dajeel ci la ñuy xamee nag performance am moom mooy kan ndax dina mën a gérer li nga xam ne moom lañ ko dénk si li nga xam ne mooy district sanitaire bi. je crois que boobu ba léegi 2 mars la feebar bi dugg ci Sénégal. le 2 mars tey ñu nekk ci le 10 juin boo doon xayma ci feebar bi nga xam ne nii moom nga tombeel docteur Sitor lan nga ci wax waa Khombole ba nga ne egsi rek feebar bi daal lan nga njëkk a def. ok merci beaucoup merci Jules bu ñu xayma dañuy gis ni dafa nekk loo xam dafa dynamique maanaam dafay changer. dafay changer ci xëy na yokk nombre bi ñuy gis mais surtout stratégie yi ñu utiliser dafay changer. bi mu ñëwee li ñu waxoon mooy nañu arrêté lépp nañu toog tëj école yi lépp arrêté ñu toog benn place après bi ñu demee gis ni lii am na muy demee dafay évoluer mën na def at wala ay at te mënuñ toog at wala ay at benn activité du am mais gis nañ ni masque yi efficace na bu amee masque bu baax efficace na donc mën nga ko di tàkk ba pare di def say activité donc ñu gis ne kon kat xeex bi am na changement donc loolu déjà dañu waxoon bu kenn bouger am lu ñuy wax visite à domicile pour sensibiliser dañu woon bu kenn defati après nag ñu lañ gis ni waxtaan bi dafa baax il faut ñuy communiquer te dafa am lu ñuy wax communication interpersonnelle moo xam ne nit ki dafay dem di discuter ak nit ñi ñu koy poser question muy répondre te bu ñu arrêté VAD visite à domicile yi xëy na loolu mën na sooxe après ci lañ ni kon léegi loolu dañ koy autoriser mais ci kaw ki nga xamante ne mooy defi visite à domicile yi ak masque loolu aussi bi ñu ko amee suñu relais yi bajene gox yi am na ñu ci jot a formé jox leen ay masque pour ñuy def seen visite à domicile vraiment ñu ngi ciy def ay activités yu baax a baax bu ñu xoolee aussi nit ñi dafay changer parce que au début dañ commencé toog nañ fi ba mois d' avril ba presque avril di waaj a jeex te amuñu benn cas bu ñu notifié maanaam amul benn cas boo xam ne gis nañ ko yaakaar ni kii war na am corona dañ prélevé ko gis nga fii à Khombole après affaire bi dem ñuy am benn ñaar di dem ba actuellement ñu ngi ci 116 prélèvements boo xam ne nii district sanitaire bu Khombole def na district sanitaire de Khombole prélevé na maanaam gis na ñoo xam ne dafa yaakaar ni ñi am nañ coronavirus muy def prélèvement ci ñoom lu ma téeméer ak fukk ak juróom benn donc def nañ ko ci ñooñu ñett ñoo am feebar bi ci ñoom ñëpp ñett nit waaw ñaar ñi biir Khombole lañ nekk keneen ki commune Touba Toul la nekk waaw mais boobu bëri na coow bu commune Touba Toul boobu ñi dafa xureet ñi naan dafa soj ñi naan dafa nanga am na yow mi nga xam ne yow yaay voix autorisée bi yaay le médecin chef loolu c'est avéré n'est-ce pas loolu c'est avéré bi moom bi mu ñëwee fii parce que moom fii la ñëw sax centre de santé ñu xool ko def test bi mu am feebar bi mu ko amee ñun comme fi amagul centre bu ñu reconnaître centre bi Thiès la nekk ñu bind rapport après yóbbu ko Thiès ñu hospitalisé ko fa après mu nekk foofu ñu faj ko ba mu wër ñu libéré ko loolu bu fekkoon erreur bu eggee bu ñu defi contrôle dañu gis am ko du fa def fukki fan
ñaata jours la fa pendant def 10 jours. 10 jours la fa def. 10 jours la fa def. ok ñuy contrôler muy positif ñuy contrôler ba dem ba mu négatif contrôler ñaari yoon mu négatif ne kon kii def na ñaari yoon boo xam ne bu ñu contrôler mu négatif. ok kon kii amatu ko nañ ko libéré. maanaam wér na daal. wér na. ok après ñu jëli ko yóbbu ko këram alhamdulilah. waaw mais boo coronaawee lan lay maanaam naka nga koy xamee ni yow mi da ngaa corona maanaam yow nit ki am nga lu lay metti sa yaram tàng na am na ay symptômes yuy feeñ yow nan ngay def day toog këram ba laqatu wala dafa war a ñëw hôpital yow message boobu lan ngay wax askan wi. voilà très bien man question bi nga wax dafa am importance xam nga li tax mu am importance cas yi ñu gis xombol yëpp ci centre de santé bii lañ leen gisee. te loolu du jaaduwul li jaadu mooy dafa am ay numéro yu nit ñi mettre à disposition de tous les Sénégalais. képp koo xamante ne sentir nga sa yaram di tàng ngay sëqat des fois ngay am jafe-jafe nooyi wala sa put di métti wala yaram yi bàyyeeku wala yaram yi di métti dangaa war a woote ci numéro yooyu. boo ci woote après ki ngay jot dina la expliquer nit ñi fekk la fi nga nekk mu defal la prélèvement. wala bu fekkee li nga am du corona du ñu dalal sa xel ne la sëñ bi yow kat wala soxna si yow kat li nga am nekkul coronavirus mais toogal donc il faut képp koo xamante ne sentir nga loolu rek nga woote ci numéro yi comme ça ñu mën la orienter nit ñi déplacé wu ñëw pour lépp loo xam ne moo ci war ñu def ko. ok mais vraiment toog bu affaire bi sonal la. nga soog a ñëw ngay ñëw. problème la am na lu gën a métti sax ñi omos ñëw nañ ñu defal leen test mais am na ñoo xam ne bu leen dalee dañuy toog. ok ñu métti sax génn balaa ñu leen di gis xam ni am nañ lii am nañ def leen test ñu am corona. ñu am corona loolu rafetul parce que loolu baaxul ci yow déjà xëy na yow mën nga nekk jeune du la rey mais peut-être am na mag boo xam ne mi ngi ci quartier bi wala mu nekk ci kër gi kooku bu fekkee nag nekk nga contact ak moom boo ko wàllee kooku loolu malheureusement mën na ko indi problème mën na ko lox donc moo tax may ñaan population bi muy xombal wala du feneen vraiment ñu xam ni feebar bi feebar bu am la te feebar boo xam ne du gàcce du dara mu même chose la comme ay sibéro leneen donc day reyee am na mais même boo xoolee actuellement gëm naa ne bu ñëpp jàppee fii ak ay weer mën na génn Sénégal complètement ok parce que gis nañ yàlla def na ba vraiment fi ñu toll nii ñiy faj ba ñu wér sax ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital loolu sant yàlla la mais nag fi nga xam ne c'est-à-dire que paj bi mu ngi dox mais li des mooy nit ñi def en sorte que vraiment contamination bi wàññeeku loolu nag moo des loolu moo des ndax gis nañ ni tey jii dama génnoon nii mais gis naa terrain bi fa fees dell ak ay nit léegi nii ok ñu toog ci touche yi di seetaan kenn takku ci masque ñuy football wax noppi donc loolu dafa nekk loo xam ne encouragé wul ñuy faj. mais chef mais la faute à qui. la faute à toute la population. mais à qui aussi mais am na ñoo xam ne nii dénk na leen lu mel noonu. waaw am na mais yow yaay médecin chef mais il faut avertir le commandant aussi pour mu mën a veiller sur ça wala. mais xam nga commandant aussi. dafay dem ba moom dafa am problème parce que actuellement li ñu wax mooy. on a autorisé nit ñi ñu dem terrain. ok autorisé nañ ko loolu dafa metti léegi commandant bu ñëwoon rek. ku ci nekk takk masque autorisation terrain am na. am na. ah bon. donc li ñu exigé mooy juste. na nit ñi takk seen masque. ok waaw mais on a autorisé les espaces publics. ok donc masque bi takkuñu masque de mais je suis sûr que bu ñu seenoon ambulance bu seen auto gendarmerie dañuy daw. ku ci non bu ñu dawul sax ku ci nekk. yaa ngi am sa poche ah d'accord yéen ko tàkk dañ koy takk loolu li ñu war a xam mooy. nekkul pour daw gendarmerie mais pour aar sa bopp aar population bi ñu ànd xeex. mbas mi jëlee ko fi. c'est important loolu la nit ñu war a xam mais boo gisee ne non comme commandant mu ngi ñëw dégg naa dina fi jaar xaaral ma teg sama masque bu demee ma dindi ko. waaw loolu du solution. effectivement. te comme mais c'est compliqué kii am na ñaari cas pour le moment. waaw am nañ ay contacts yoo xam ne maanaam ñoo xam ne nekkoon nañu ay contact ak ñooñu ñu ngi leen di suivre. mais li ma bëggoon a laajte comment ñaari cas yooyu ngay wax noonu. mais bëri war na ay tamit ay mbir ñoo ko trouvé est-ce que ñoom ñoo ñëw fii faju nga gis leen ñoom nga defal leen test. naka la demee ba nga trouvé yow nit ñi doon am coronavirus. waaw ñoom ñoo déplacé wu ñëw. ñoom ñaar ñëpp. ok ñoom ñaar ñëpp ñoo ñëw déplacé wu. et te même jour la. ok ñu après bi ñu ñëwee après posé wax li leen di métti. ñu njort ni dañuy am coronavirus. ok prélèvement bi jour boobu rek 5 personnes dañ ci relevé. si jour boobu le même jour waaw ok mais ñaar ñooñu kese ñaar ñoo ko ci am ñett yi nga libéré la. waaw ok
donc loolu la yàlla dogal. ñoom ñëpp hospitalisé nañ leen Thiès. ñoom ñu ngi instant yi ñu ngi Thiès. instant ñu ngi Thiès. ok ñoom ñaar ñëpp. mais ñu ngi am tan yaa ngi koy suivre yaa ngi suivre seen. waaw man maa ngi essayé woo médecin bi malheureusement jotuma ko. jotuma ko depuis mais kenn ki moom jeune bi moom. mais ku góor la ak ku jigéen. waaw. ku góor la ak ku jigéen. ku góor la ak ku jigéen. ok waaw ku góor ki moom noo gisee état. non moom jarul ñuy egg foofu. xam nga non mi ngi non maanaam mi ngi avancé quand même maanaam. xam nga mi ngi tane bu baax. man jotuma médecin bi maa ngi koy woo jotuma ko donc mënuma xam. depuis keroog ba léegi. depuis keroog jotuma ko téléphone maa ngi koy woo bon jotuma ko xam naa bu persister mën naa déplacé wu. mais il faut nga dem déplacé wu pour suivre say malade docteur Dieng. non mais. say malade la na. waaw mais malade xam nga leen dëkk ñu corona nga yóbbu leen Thiès ñu kii mais war nga leen suivre ba xam seen état fi mu toll. wala non maa ngi leen di suivre. non maanaam boo wootee jotoo est-ce que mënoo déplacé wu. waaw mais xam nga lépp loo gis planification la. ok lépp loo gis planification. c'est ça. tey jii kii leen moo tax ma jël leen mais nii waroon na mu fekk fële ma nekk réunion de coordination. ok tu vois. donc dañu am un planning bu ñuy def. un plan d'accord donc actuellement. ok bu amoon problème comme critique déjà li ma leer mooy amul benn malade Thiès bu nekk critique. ok cela veut dire que. alhamdulilah sama xel dal na. alhamdulilah. loolu sama xel dal na. kon alhamdulilah am na malade bu nekk état critique xaar ma daw balaa muy doon malade Khombole. très bien merci déjà le fait nga xam ne globalement Thiès. amul malade bu sonn. loolu mën na en tout cas mën na dal sama xel ba tax ma bëgg a gérer activités yi balaa bu fi jaaree ma déplacé rien que pour vraiment won leen ni ñu ngi seen ginnaaw vraiment en tout cas yëg nañ leen daal. ok mais en tout cas au moment où je te parle. amul benn malade Thiès bu nekk état situation bu critique. boobu ba léegi dafa bi yeneen test aussi pour les Khombole. amatul beneen prélèvement boo def. boobu ba léegi kenn ki démb la dem kenn ki barki démb jotagul. ci ñëpp ñu def à peu près 5 jours. 5 jours. 5 jours après. fii nga leen di tëj wala da nga leen di bàyyi seen i kër ñi nga def prélèvement yi. boo testé maanaam quarantaine amul de boobu léegi parce que fi mu am est-ce que ñu ngi quarantaine ñi nga xam def nañu ñoom contact ñu dëkkal ak tout ça. est-ce que quarantaine nañ leen. waaw quarantaine à la maison. mais quarantaine à la maison. est-ce que loolu mën na nekk quoi. mën na nekk. ah bon mën na nekk parce que moom la ñuy def. mais di nga am ku leen surveiller foofu. en tout cas heureusement Khombole moom maa ngi ci sant yàlla. alhamdulilah. parce que loo xam nga xëy na bu soree na am problème pour xëy na dem wala nit ñi mën nañ ma rendre compte loo xam ni. waaw mën na am mën na bañ a am. effectivement c'est important. vraiment macha allah. lu la wax rek. gis naa ni toog nañ benn place. jàpp pour le moment Khombole. waaw toog nañ benn place. alhamdulilah. kon maa ngi ciy sant yàlla bu baax. alhamdulilah. bi ñu demee gis leen aussi nit ñoo xamante ne dañ accepté lii. yàlla dogal nit ki moo ñu recevoir vraiment ñu waxtaan ak moom mu def tout ñu amul benn problème su ngeen d'accord tey jii sax ma sel sama bagage jël sama bagage dem Thiès. ok ñu nekkoon noonu garaawul nañ xaar ba demee. ndeysaan di ëllëg sa lañ jëm après yóbbu ko quoi. yóbbu ko quoi. amul benn problème. macha allah xam naa. mais amul ba nga demee njëkkee dem ci kër gi foofu amul benn problème amul yëngal. amul benn coow amul ku fa ne naan la noonu wala li ñëw ci. agréablement surtout. alhamdulilah amul kenn. c'est bien kenn koo xam ni. c'est important contre na li ñuy def. d'accord. ci ñaari kër yëpp nag. ci ñaari kër yi. vraiment loolu moom. vraiment ci sant yàlla bu baax. ci sant yàlla bu baax. ça montre aussi que. nit ñi am nañ vraiment grandeur. comprendre nañ xam nañ ni feebar la comme feebar yi. du gàcce du dara. virus la buy wër. da ngay ñàkk chance ma dajeeg moom mu contaminé la. ok loolu rek la en tout cas li may def mooy ñaax nit ñi. waaw ñu xam ni. coronavirus lu am la. Covid 19 lu am la ñu respecté ko di takk masque di aussi respecté mesures barrières yi lu mel ni par exemple bu fekkee rassemblement ñu éviter ko su ngeen nekkee ngeen def en sorte que diggante ñaar nit ñu nekk mat 1 mètre wala 1 mètre ak genn wàll. donc bu ma dee nekk vraiment yàlla mën nañu dimbali. ba ñu xeex li ndax virus yi en général dëgëruñ trop. moom bu fekkee par exemple dafa nekk ci surface du yàgg ay 3 heures de temps mu dee. mais problème nag 3 heures de temps lu nekk xëj na si. effectivement mën naa fi toog 3 heures ma déplacé 3 heures de temps keneen ñëw toog fii wala may yéeg escalier kenn toog ci man bu fekkee par exemple dafa nekk sama loxo ma koy bàyyi ci rampe yi yow boo laalee foofu mën nga ko am. effectivement donc loolu yëpp ay problème wala ma am verre naan ci verre bi yow nga utiliser ko malheureusement donc. vraiment dafa nekk virus boo xam ne transmission bi dafa gaaw. donc il faut population bi vigilant il faut nit ñi vigilant bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali vraiment ñu gañ a mbas mi en tout cas surtout Khombole mi nga xam ne fii tamit. jërëjëf mbokk yi seen émission yéen a ngi jàkkaarloog Khombole TV ak Khombole Benchene sur le net
wax naa leen gis ngeen docteur bi li mu wax am na solo dernière question bi docteur mooy est-ce que autorité dëkk bi ñoo ngi lay taxaw bu baax a baax ci feebar bi nga xam ne mooy mbas mi. waa vraiment muy Xombol ak yeneen communes yi. chaque maire jàppale na poste yi nga xam ne ñoo nekk ci zone de responsabilité. ok commune Xombol mos jàppale na centre de santé bi. ak poste de santé bi nekk DBF. ok moom mooy Kër Makodou. ci argent wala ci ay. waaw ñoo dañ ñëw gis ñu parce que première fois bi Serigne Diaga moo ñëw. Serigne Diaga Diouf oui. ne ma c'est lui waaw ne ma man kat maire moo ma yebal ne ma naa ñëw xool. gère le comité de la santé quoi. xam seen besoin au niveau de la mairie. voilà xam seen besoin. comme ça ñu xool lu ñuy def ba jàpp si. lu ñëwee aussi ma woo li ñu dox li ñuy wax IMS. incident management système. ok benn instance la boo xamante dafa am ay commission yu bëri. ok am na commission sociale. ok commission par exemple logistique. am commission planification. ok am commission prise en charge psychosociale. commission investigation yi dem def prélèvement yi envoyé gérer maladie faj et cetera commission laboratoire commission yu bëri daal. après ñu toog ñun ñooñu ne leen ñun kat lii mooy suñu plan d'action lii lañ bëgg. waaw mairie jàppale ñu si. bind après ñu toog ñu ñëpp def kii ñuy def budget bi def tout lépp pare moom mu dem yóbbu. c'est vrai xaw na yàgg ndax thermoflash yi ñoo xawoon. dafay am dafa nekkoon tuuti en rupture. effectivement da nga yor sa xaalis sax mais doo am foo ko jëndee. mais heureusement mujj nañ pratiquement def tout jënd lépp indi ñu. waaw mais joxuñu leen xaalis quoi mais da leen a jëndal indi leen. ñu jëndal indi ñu. ok ñu jënd dañu wax li ñu bëgg. ñooñu jënd ko. indi ñu mais xayma nañ ko daal ba wax leen somme bi. waaw somme totale waaw mais xaw ma ko dama dugg si yàlla. waxuñu la somme totale. aw ma ko en cœur. da nga ko fàtte ko waaw mais bu loolu amee day am bordereau de livraison. ok donc xam nañ li ñu livré. si te aussi plan d'action bi dafa xayma nañ ba xam xaalis bi ñaata la. ok waaw mais aw ma ko en tête quoi. ok c'est bon en tout cas vraiment. jàpp nañ ci daal jàpp nañ si. ab les bonnes volontés joxoon. waaw bonne volonté yu bëri ci Xombol yoo xam ne aussi jàpp nañ ci ay ñoo xam ne dañu ñëw par exemple. defal ñu caravane sensibiliser population bi. ñuy ñëw jox ñu masque. ñoo leen indi alcool gel. ñu indi vraiment alhamdulilah daal vraiment ñuy. vraiment Xombol yow bëgg nga ci ñoom daal. kontaan naa ci ñoom. wax dëgg yàlla waaw. merci beaucoup sa kàddu gu mujj médecin. waa xanaa sant leen gërëm leen ndax li yomb ba seen yitte ñëw. vraiment li mooy wane ni askan bi ngeen fi nekkal. vraiment population Xombol aussi ngeen fi nekkal. ma leen ciy remercier bu baax. di gën a sensibiliser di gën a ñaan population bi ñu xam ni mbas maa ngi fi te pour ñu xeex ko du waa kër docteur na koy xeex. bu population bi sans exception. bu ku ci nekk jàppee ni lii nii man maa ko war a xeex dina yomb mais buñ jàppee ni lii médecins yi bàyyi la ñu ngi def seen liggéey. man bokkuma ci malheureusement du yomb ndax du médecins yi. ñooy dem par exemple di respecter les mesures ñoom li ñu wax mooy ne mesures yi kat nii ak nii li ngeen war a def mais respect bi population bi moo ko war a def. vraiment ma ñaan population boobu xaw ba xam ne moo ko war a def vraiment jàpp ci ba respecté ko yàlla dimbali ñu jëlee ko fi lu gaaw a gaaw. jërëjëf mbokk yi kooku moo nekkoon docteur Sitor Ndour moom nag wax dëgg yàlla macha allah dégg ngeen waxtaan wi yaakaar naa ne am na solo te jàngat ngeen ci lu bëree bëri. gis ngeen tamit yéen ñi nga xam askan wi yéen ñi naan coronavirus amul am na dégg ngeen ko médecin bi insisté na ci bu baax a baax nee na coronavirus am na yéen ñi di wax naan non affaire bi est-ce que du ay naxe yéen ay nax seen bopp kon góorgóorlu leen fagaru moo gën faju takk leen masque yi dee leen jël gel alcool gel yi di ko farataal mbokk yi maanaam da leen dandante mooy wax dëgg yàlla 1 mètre rek ak 1 mètre sa morom na ku nekk yem 1 mètre 1 mètre su ko defee wax dëgg yàlla mbir mi dina parce que dégg ngeen médecin bi docteur Sitor nee na 3 heures de temps la mbir mi di am soo amee day daal di dee kon ginnaaw virus bi 3 heures de temps lay am rek kon bu ñu mën dandantee rek yàlla mën naa def du mën a laal kenn mbokk yi kon loolu moo nekkoon émission bi nga xam ni moom lañ leen déggoon démb waxoon ne dinañ ko def ak le médecin chef def nañ ko alhamdulilah dégg ngeen question réponse yi ki ci caméra bi Papa Diaw lañ koy wax King Business Jules Souleymane seen doom seen xarit Xombol TV Xombol Bénthiene jaa ngeen jëf incha allah ba beneen